nuyu nañ leen di am mbégte bu baax a baax di dellusiwaat ak yéen seen émission l'invité de la rédaction tey nag ñu fas yéene waxtaane benn téere boo xamante ne actuellement moo ubale actualité bi mi téere bi nga xam ne Thierno Alassane Sall génnee na ko nekkoon fi ancien ministre occupé fi ay portefeuille yu bëree bëri téere bi nag mi ngi ko tuddee le protocole de l'Élysée et les confidences d'un ancien ministre sénégalais du pétrole mu def ci ay révélation yu bëri yoo xamante ne ñu bëri xamuñu ko woon ci kaw loolu nag ngir gën a xamale ak téere bi ñi nga xam ne ñooy suivre Sunugal 24 lan moo nekk ci téere bi naka la ko nit ñi jàngatee ak yu bëri yoo xamante ne dina soxal ñi ñuy suivre dañuy ànd ak tey ci plateau bi Aliou Top moom journaliste la waaye tamit koo xam ne xam-xam dafa màcc jëm ci wàllum politique mu jàngatal ñu téere bi nu mu ko gisee Aliou maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Moustapha di nuyu également mbokku internet yi nga xamante ni dañuy safoo di yër xibaar fii ci Sunugal 24.net ñu fas yéene seddoog ñoom yenn information yi nga xamante ni ci livre bi nga xamante ni moom la Thierno Alassane Sall bind si la ñu koy juble ñu waxtaan ci téere bi li nga xamante ni moom moo nekk ci biir téere bi ak li nga xamante ni jot na ci am ci actualité bi autour donc de ce livre là. ñu ngi lay fay di la sant di la gërëm it ci invitation. ok balaa ñoo ñëw ci critique yi nga xamante ne téere bi soulevé na ko dañuy ñëw d'abord ci téere bi de façon générale génnee bi ak période bi mu ko génnee ñu bëri ñi ngi jàpp ne moment bi sax doon moment bu ñuy génnee livre boo xam dañuy def ay révélation parce que dëkk bi tal na leneen ñoo ngi ci mbas mi génne ay révélation di ñu wax ay Franck Timis di ñu wax la xewoon ci ARTP di ñu wax yeneen coow yoo xamante ne jàpp nañ du moom ndax yow jàpp nga ne moment bi moment bu mu waroon génnee livre la. alors tout d'abord xam nga soo xamee lu ñeneen ñi xamul mën nga cee wax lu nga xamante ni gars yi xamuñu ko woon amaano période bi la livre bi génn mais ci génne bi mu paree amaana du période bi ci moom ci boppam boo ko laajee mën na la wax ne la waaj na génne livre bi ci ay jamono ju nga xamante ni nekkul woon période bi ñu toll waaye comme contexte bi boo xoolee 2020 bi li nit ñi prévoir woon ci début bi ba pratiquement ba nu muy jeexee dañoo mujjee forcé génnee ko parce que dañuy bañ aussi mu xaw a trop tard ndax livre bu nu mel bu dee borom moom bind na ko depuis mu génn ci gouvernement ba léegi donc boo xoolee livre bi édité wu ko sax Sénégal ndax am na peut-être yu mu xamante ni mu ngi ko ci doon a daw mais jàpp naa ne it période bi nga xamante ni génnee na ko ndax livre la bu nga xamante ni kenn mënul koo tàqale ak politique. livre bu nga xamante ni day wax ci gestion ak lépp lu lam politique bu Sénégal contrat lu nga xamante ni nit mënu la ñëw ci Sénégal wala nga nekk ci politique te jéemoo ci xam lan moo ci nekk wala nga wax ci sa yenn passage yi wala si sa yenn discours yi nga tenir ci ay promesse na yow boo yegsee di nga def li ak li lu laaloog pétrole lu laaloog télécommunication lu laaloog ay aviation ak yu mel noonu donc loolu moom moo gën a tënk téere bi. ma jàpp ne période bii nga xamante ni moom la ko génnee jàpp naa ne sax mën naa gën a baax période yi peut-être moom yu mu doon xalaat mu génnee ko ndax période la bu nga xamante ni boo xoolee sous-région bi xaw na yëngu. ci candidat bu nga xamante ni probablement ñu bëri ñu ngi xalaat ne day jéem a def 3e mandat donc livre bu nu mel bu ci yokkoo loolu day gën a tax nit ñi gën a bàyyi xel ne kii kat. mais nit ñi dañ naan taluñu ko. waaw d'accord te mosuñu tal dara nag ci àdduna bi ndax. jamono ju non rawatina période coronavirus bi ñu nekk. d'accord naa mais xam nga nag coronavirus comme ni ko président de la république waxee nañu jéem a dund ak moom. donc jéem a dund ak moom mooy fexe ba bu mu law mais bu mu ñu tere def it suñu yeneen activités yi. donc ndonte mbas mi moo ngi fi waruñu tere ñun ñu lijjanti li nga xamante ni mooy suñu ressource naturelle mooy li nga xamante ni moom mooy tax suñu réew mi développé te que ku ñu siy jox ay information yu nga xamante ni dañ ko waroon xam te mosuñu ko woon a xam jàpp naa ne période bu ñu ko mënti génnee période bu baax la pour que ñun ñu mën ko xam. le protocole de l'Élysée ñu bëri jàpp ne livre la boo xam ne daf koo génnee pour génnee lu nekk ci xolam maanaam pour xeex ay nit pour fayanto noonu lañ ko gisee parce que boo ko dooree ci chapitre yu njëkk yi mi wax ci Farba Senghor nu ñu ko falee ci ministère des transports aériens njombe yi mu fa doon def fële ca Libreville maanaam jël image bu xam nga expliquer loo xam ne nit ñi xamuñ ko woon jóge foofu expliquer fa yeneen yoo xam ne ni mu duggee ci politique ñu bëri jàpp nañ ne daal koo xamante dafa am lu ko metti muy bind la. sa question day firnde que ne yow ku jàng téere bi. te xam naa ni waxtaan bi loolu mooy tax mu gën a neex. comme yow jàngat nga téere bi ndax na mu commencé ba fi mu yegsi. alors ñu bëri loolu la ñuy mën a jàpp mais nit ki pour man munoo wax lu nga xamante ne xamoo ko donc moom li muy mën a wax ci téere bi yëpp mooy li nga xamante ne xam na ko te maîtriser ko te fa mu jaar mu gis ne
fii kat nañ ko defee woon sénégalais yi waroon nañ ko xam te xamuñu ko comme man yàlla def na ma am sens su xam la fa nekk te jàpp naa ne sénégalais bu ne am nga droit wu xam ci secteur yooyu nan la doxee donc moom bu amee engagement wu ne day partager donc li mu xam ci loolu ci ak sénégalais yi je pense que c'est tout à fait normal mais non ndax livre la bu nga xamante ni day fayantuwul wala dafa am lu nekk ci xolam lu muy génn et cetera yéen ñi nga xamante ni ay bindkat ngeen xam nga ne bind moom saa soo koy def li ngay bind sa xol si lay nekk d'abord parce que il faut nga am ko mu nekk lu gën a bëgg wala li nga xamante ni daf la gën a marqué dans ta vie moom rek ngay mën a génne si sa téere mais jàpp naa ne boo xoolee pa ni mu bindee livre bi fi mu commencé ba fi mu jeexee nga xam ne kii boo toppee chronologie aw mbir yi nga xam ne kii kat fi mu yàgg jaar yëpp dafa yàgg xeex ngir que fa mu nekk la muy défendre Sénégal googu muy défendre Sénégal googu mën a jëm sa kanam lépp lu nga xamante ni mos na ko gis mu yàq boo xoolee ba ci téere bi rencontre am ak Macky Sall mi nga xamante ni moom la jaar ba courage bi mu amoon ci xeex ba mu doon xeex ak taxawaay ba ci Macky Sall amoon ba taxoon ñoom ñaar ñu rencontré ba jour boobu mu di ko félicité noonu mu def ko ba ñu xeex Macky Sall ci parti ba mu nekkoon ba mu génn ba mu ànd ak moom ngir ñu engagé wu ngir xeex injustice yu mel noonu je pense que ni loolu boo ko liiree rek di nga xam ne kat nit ki di wax ci téere bi passage yi mu jaar yëpp lépp lu nga xamante ni lu sooxee la lu mu ci xam dañ leen ci taxaw ne ah fii kat man samay principe du lii donc lii ak lii la après mu avancé boo jàngatee téere bi bu baax bon dinañ ci ñëw bu baax ci détails yi ci engagement am ci ARTP ak ni gars yi doon saxee suuf si nga xamante ni moom moo nekk aéroport te jàpp naa ne actuellement li ñuy dund nii firnde na lu bëri ci li nga xamante ni moom moo nekk ci mooy litige foncier notamment yi ñuy gis fii lu gën a bëri fi mu toll nii gis nga aéroport bi suuf si ne ko gars yi di caxatee ak yooyu donc loolu lu nga xamante ni annoncé woon nañ ko si jamono ji yàgg la te boo liiree livre bi di nga comprendre que ne kon lii kat moo taxoon Sénégal ci ay jamono gars yi ne nañ génne Sénégal ci ASECNA parce que mu ngi ko ci wax ci livre bi ndax ñu mënoon a am benn mainmise donc ci titre foncier yooyu ndax ñoom ñu mën ci def lu leen neex. comme ni nga ko waxee léegi foofu la ñuy dellu si waat léegi ci début livre bi avant ñoo avancé ndànk-ndànk. xam nga comme digganteem ak Macky Sall ñi ngi xamante ci ay mbir yoo xamante ni mi ngi door woon caxatee suuf si doon am fële ci aéroport bu Yoff bi moom mu am position ne su yi kenn waru fee dëkk donc ba Macky Sall doon ko ci félicité yaa ngi ko expliqué nii léegi donc mu doon taxawaay boo xam ne dañoo jàpp ne ba ñu ca ndorteel ga ñoom ñaar dañoo bokk vision bokk gis-gis moo taxoon mu épouser yoon bi nga xam ne moom la Macky Sall jël ba tax mu ànd ak moom mais booy ànd ak nit ki ngeen dem nga am loolu nga gis loolu ci moom nga respecté ko ngeen dem ànd bi normal ngeen dem ba benn moment ànd bi ñagas mais est-ce que yoon tamit mu koy teg place publique seen yooyu yëpp ñoom ñaar ñu seq ko. alors je pense que ni li mu teg ci place publique bi mooy lu nga xamante ni Macky Sall si boppam yaa gën a toog télévision wala ci caméra yi nit ñi wax ko mu ne lépp lu nga xamante ni laalee na ak contrat pétrole yi dinaa wax ñu publier ko donc sénégalais yëpp dañ ko war a xam. te jàpp naa ne ba fi mu toll nii amul benn contrat bu nga xamante ni publiquement aussi gars yi dañ ko lii mais loolu sénégalais bu ne daf ko war a xam loolu il faut mu leer beneen bi mooy. ñoom ni ñu xamante ba ni ñu àndee Macky Sall waroon na si jàngee kan yi ki ma amal affaire nii est-ce que dealer la wala du dealer bu dee da nga amal affaire ko nga xamante ni du dealer boo ko dugalee ci ay deal rek jàppal ne tôt ou tard dina kalaate donc yooyu je pense que ni dafa xaw a un peu perdre moom ci boppam ci profil bu mu choisir pour yóbbu ko ci yenn position yi alors benn mbir mi nga xamante ni mooy li mu teg ci place publique bi ñu bëri gën ci wax moom mooy pétrole bi parce que ñun ñëpp daanaka ci pétrole bi la ñu def focus mais boo xoolee contrat de pétrole bi nga xamante ni dañ koy joxe benn ministre pour mu signé ko mu jaaree ci ambassadeur donc am na lu nekk ci ginnaaw lu bëri lu nga xamante ni daf ko war a lañ bët te jàpp naa ne nit bu dee da nga ko bëgg a signé loolu te ay responsabilités am mu di ko engagé parce que à quelque soit alpha ou bêta signature moo ci nekk ndonte président de la république mën na joxe instruction ministre bu ne mu signé ko benn document mais bu dee dafa nekk nit bu mel ni comme ki bindu téere bi di Thierno Alassane
nga xam ne kii dafa am ay principes yu mu demee étant premier ministre ci benn mbir bu mu doon dénoncer yow wax nga ko mu ne la man kat dama préférer sama directeur ak sama ministre ñu toog ñu waxtaan ci ba yow nga convoqué réunion ngeen jaaree ci noonu xamante war nga mën a xam wala nga am une idée de la personne bi nga xamante ni moom la am affaire donc ci yeneen yi nga xamante ni da nga koy confier nga xam ne nit bii kat lii mooy ay principe am lii moo tax ñu ànd donc comme loolu moo tax ñu ànd xaaral ma jéem a wan ko mbir yi ba mu leer ci boppam. bu nga demee ba moom mu am conviction que ni mbir yi xaw na li waxuma ne moom li muy xalaat loolu moo nekk li nga xamante ni mooy liy jëmale Sénégal kanam parce que président de la République quand même moom moo ñu présenté benn politique bu nga xamante ni moom. wax nga ko léegi say wax nga ne bu fekkonte ne moom waa ji jàngat na ni ñu xamante ñoom ñaar. dina xam ne amul affaire ak dealkat. mais koo xamante ne 2012 ba 2017 yéen a ngi ànd. donc est-ce que période boobu mën nañoo jàpp ne tout était clean ci gouvernement Macky Sall pourquoi avant 2017 claqué la porte mu dem mu toog ba benn moment occupé poste ministère yu bëri di doog a génne dem. alors occupé wul pour man si li ma xam occupé wul poste ministère yu bëri ñaari poste ministère. waaw ak directeur général. ARTP la commencé. donc jarul ma ci ñëwaat parce que gars yi wax nañ ci waxaat bi mu ñëwee ARTP la mu fa def. ak na courage bu mu am donc ñëpp xam ne kii kat nekkul kuy wër xaalis. parce que boo ñëwee fekk sa salaire ya toll ci yenn yi nga ne. 15 millions ëpp nañ ko wàññi boo ci doole avantage mu dem ba 20 millions dem ba 20 millions nga ne nañ ko wàññi ba 5 millions. ci jamono jooju sax nga bokkoon si ñi nga xam ne ñoo gënoon a fës si APR nekkoon responsable cadre APR yi ba tax président bi jël décision ne. képp kuy directeur général léegi mënatoo sax weesu 5 millions ak poste boo mënti nekk ci ak direction bi nu mu mënti toll. ma jàpp ne kooku mu ngi bàyyi xel Sénégal mu jógee foofu nga yóbbu ko transport ak désenclavement ak yooyu mu gis ne am na ay contrat yu nga xamante ni ci autoroute bi jaarul yoon. mu teg ci tànkam ne li gars yi facturé ci diggante Diamniadio ak AIBD dafa ëpp tandis que am na ay chinois ak yeneen këru liggéeykat yi proposé lu gën a avantage que loolu indi woon coow lu bëri ba taxoon it loolu. mu ne foofu la naroon njëkk a démissionné. voilà fa la waroon njëkk a demee mais entre temps comme politique moom day continuer di dem donte bi mu fay jógee loolu yëkkateewu ko fa mais ci ay élection la woon après ñu woowaat ko parce que jàpp naa ne bu ñu ko woowaatee parce que ba léegi xam nañu valeur nit ki lan la ñu dénkaat ko beneen poste bu nga xamante ni mooy poste bu stratégique bu mel nii réew mu nga xamante ni ñu ngi woo waxu pétrole ak yu mel noonu nga xam nit ki ni mu mel jàpp naa ne boobu moment waroon ngaa xam ne nit ki ngay indi ci poste bi kat bokk na si ñi gën a dëggu ñi nga xamante ni ñoom lay àndal donc yëfu njuuj njaaj ak tappale bu ci amee. te yéex a génn bi moo jaaxal nit ñi xam nga 5 ans nga def ko ci benn bërëb bon ba génn créer sa mouvement doo ko génne livre boo xamante ne bon maanaam kaani la sax ñu bëri buñ ko liiree dañuy jàpp ne waa ji daf leen di weer période boobu mu toog kaasul bon mënu ma ne kaasul mais kaasul nit ñi dégg ko bokk. moo jaaxal nit ñi. alors man personnellement seetaan naa ko RTS ñu di ko laaj ci contrat boobu ministre la woon mu ne ba fi ma toll nii gisuma lu ci lëndëm waaye bés bu ma gisee man lu nga xamante ni lu lëndëm la ci contrat yi man maay njëkk a nekk kiy gën a dénoncé ko je pense que si logique boobu la nekk bu dee ñu ngi suivre gaan bi bu baax parce que souvent maa ngi gis gars yi génn yenn vidéo ne dañuy vaar quoi ci lii mais buñ ko contextualiser rek ñu xam ne waa ji fa mu nekkoon démb ak bërki démb fa la li c'est-à-dire wax dafa jooy ñu laaj ko loo jooy mu ne dañ maa wax taccuta guma donc je pense que ni munoo tey yow fi nga toll munoo wax li am suba donc li ngay mën a waxtaanee wala li nga mën a wax yépp mooy lu tey suba bu leneen amee nga wax ca la nga ca xam ak sa tolluwaay nam fa mel je pense que ni si logique boobu rek la nekk ànd ak nit ki lu yàgg te génnoo je pense lu normal la bu dee lépp mu ngi jaar yoon te yeneen ko teg ci fa ngeen commencé woon te benn nit mënu la xam lépp ci benn émission seetaan naa ko moom ak Pape Cheikh Sylla mu koy wax ci SMS bu nga xamante ni gars yi wax nañ ko lu bëri ci livre bi parce que daf ko génne mooy bi nga xamante ni moom moo am ak Boun Abdallah Dionne ba mu nekk boobu defoon na sax objet wu mu wut benn huissier mu ñëw constaté li boobu SMS boobu ndax jàpp na ne donc li gars yi doon wax que Sénégalais yëpp ba fi mu toll noonu donc loolu nag woon dëgg
te SMS boobu dafa bokkoon ci li koy firndeel que ni loolu ndek ay waxu naan la. donc mu wax issué ne na ko di te ci émission boobu dégg naa ko it mu ne bu jamono di jot ba mu war a génn SMS boobu noonu dina ko génne je pense que ni loolu aussi def na ko ci livre bi. wane que ne li leen gaa doon wax kat ci mbir yi ne nii la demeewuloon noonu. donc man li may gën a ñaax sénégalais yi bokk ma si ñi nga xamante ni dañuy wax bu kenn lire livre bi ndax livre et cetera mais dama jàpp ne livre la bu nga xamante ni dafa am ay information yu bëri yu soxal Sénégal yu nga xamante ni dafa mais yu ko soxal moom tamit. waaw parce que pratiquement moom secteur yi mu jaar la moom li mu xam la. yooyu la doon expliqué évidemment Moustapha tey yow mënoo woon bind livre te xam nga tey mënoo bind livre ci médecine parce que jàngoo ko donc secteur yi nga jaar foofu ngay mën a bind donc wax lu nga xamante ni xamoo ko wala nekkoo ci wax lu la neex la rek tey jàpp naa ne képp kuy sénégalais war nga mën a. débat homme d'état dafay posé wu ñu bëri ne nañ du homme d'état parce que ñu bëri jaar nañ fi binduñu téere waxuñu ay même mu dem bay nettalee SMS ay SMS yu mu doon échanger ak son premier ministre. loolu dafa posé débat homme d'état actuellement moom. sérieusement Moustapha man j'ai un problème aujourd'hui Sénégal pour xam kan mooy homme d'état Sénégal au cœur laa lay yóbbu. boo ko liiree di nga gis ay passages yu Macky Sall di détailler ses appels téléphoniques moom ak Abdoulaye Wade et que moment bi mu ko bind c'était lui le président de la République bu dee question homme d'état la bu président de la République mën a détailler ay appels téléphoniques yu nga xamante ni moom ak ancien président bi ñoom ñoo ko seqoon ci livre bu mu tuddee Sénégal au cœur je pense que ni képp ku nga xamante ni am nga information bu rëy bu nga xamante ni dafa soxal Sénégalais yépp surtout bu nga xamante ni yow constaté woon nga ko par huissier pour wane que ne SMS bii ni bés dina ñëw ma mos ko génne je pense que ni warul tax nit ñi ne homme d'état la wala du homme d'état bien au contraire su ko def lool boobaa lu nekk un homme d'état parce que kat un homme d'état pour man mooy ki nga xamante ni day défendre les intérêts de l'état mooy ki nga xamante ni day protéger état bi te état bi mooy man mooy yow mooy keneen ak keneen livre bi li ci nekk mu wax ko ci képp ku war a ñëwaat suba ginnaaw suba war nga ko ñëwaat càmbar parce que mbir la ñu nga xamante ni war nga ci forcément dina la interpeller nga xoolaat ko te day baax yow nga xam lan mooy information yi ci am léegi ni nga xamante ni information yi wéet la wóor la moom ngay jël nga jàngat ko ak période yow bi ngay toll ak ni nga xamante ni war nga ko ci liggéey ci réew mi moo indi la je pense que ni moom bu nekkulee homme d'état donc homme d'état amul ci réew mi. est-ce que yaakaaroon ni du am lu mu ko yàqal ci passage am moom politicien la boo xam ne bokkul ci ñu politiciens yu màgget yeeg yooyu génération bees bi doog a ñëw ci ñoom la àndal mais tey ji bu génnee téere waxtu wi keneen ku mu nar a liggéeyal ëllëg du ne Thierno mi mbaa ëllëg du ma génneel téere. jàpp naa ne kuy xalaatee noonu mooy ñi nga xamante ne xalaatuñu jaaral réew mi ci yoon mais man tey su ma doon def politique ma am conviction que ni li may def yëpp dëgg rek laa ko bëgg a teg am ku mel ni ku Thierno xam ne boo dëngalee mu ne la non waroo dëngal jaral na ko sax bàyyi avantage yëpp génn ba pare wax la nga xamante ni moom moo si jubul yëpp. man bu dee dama jub te dëggu kooku laay wëri na ko kaa ñu dem. ñu liggéeyandoo ñun ñaar ñu dugal ko parce que réew mi aussi dañu toll période bu nga xam ne il faut mu changer parce que depuis indépendance ba tey comme ñi gars yi di faral di expliquer ne ñooñu nekk nañ ci gouvernement binduñu et cetera buñ ma ko faraloon di wax rek damay wax ne effectivement loolu moo tax ba léegi amuñu changement. donc il nous faut benn moment nag am ñu nga xamante ni ñoom ñooy indi changement bi ñu mel ni ñoom Thierno xam na lii jaarul yoon ñu fipp génn ba pare am audace wax na lii ak lii mooy jaarul yoon ndax que ñun ñëpp ñu bàyyi ci xel ba bu ëllëgee ñi nga xamante ni ñoom ñooy ànd ak moom dañuy ànd ak moom ci dëgg rek te jàpp naa ne suñu ànd ak moom ci dëgg ci côté boobu noonu problème du am donc man pour man livre bi kenn ku si nekk ak ñu ko mën a jàngee pour man jàpp naa ne lu ko mën a yokk lu bëri la ndax que ni wane ne na moom dëggu na te day dëggal te bu gisee lu nga xamante ni jubul pare na sax pour jël temps am yëpp détaillé ko ba sénégalais yëpp xam ko. beneen bi mooy bu dee da ngeen seq lu dëng yow ak moom jàppal ne bés mën naa ñëw mu ne la li nga doon def te mu bañoon ko ci biir mbooloo mi bés bu opposition wala bu sénégalais yi waree xam. dem jaral na ko dem ba nga xamante ni dina ko si jaay léegi nag lu mu ci góobee gar ko te jàpp naa mais ñag ngay gis ñi ma dugal fa benn question ñu jàpp ne livre bi daf koo bind pour jaay image am benn Thierno Alassane Sall angélique homme politique
maanaam dafay doon koo xamante ne amul benn tâche fu mu jaar wàññi salaire yi fii dem fële yoole fële ne lii du ma ko nangu lii du ma ko signé pourquoi lii bañ a jaar yoon mu mel ni benn nit boo xamante ne rek moom dafa clean quoi ku koo xamante ne daal amul daal lu ñu ko mën a reprocher est-ce que tamit parfois c'est pas trop facile tamit nga def benn livre boo xamante ne rek sa image lépp a nice. jàpp naa ne fi mu jaar yëpp am na ñu fa nekk ndooloon am na ñu mu liggéeyandool te ñooñu ñoom ñooy témoin si ma rappelé benn affaire rek mooy que ni ki nga xamante ni moo nekkoon directeur cabinet bu Thierno Alassane Sall bi mu nekkee ministère de l'énergie tey jii ba léegi mu ngi ci gouvernement Macky Sall moo nekk directeur cabinet bu Ndeye Tické donc kooku su xamuloon yenn xam nga sa directeur cabinet ku la jege la yenn yu dëng yu nga xamante ni mën na fa jaar pour attaquer Thierno il ne va pas hésiter pour mu def ko donc genre nit yu mel noonu depuis boobu ba léegi mu génn di wax ñoom amul kenn ku ci génn te wax ci te doo leen mos a dégg ñu wax ci parce que ñi nga dégg ñëpp ñu attaqué Thierno ci livre bi dañu ko jéem a attaqué si personnel te buñ ko xamaloon yenn yi xam nga bu baax politique Sénégal ni muy doxee ak surtout ñi nga xamante ni ñoo nekk ci parti boobu APR ñoom ñu waxal la yenn yi du dara si ñoom. nit sax si ñoom mën na dem ba jël responsabilité ne man ak moom ba taxal boppam ngir taxal ko rek mën na attan na pour def ko xam nga ko attan def loolu su xamee lenn lu ñaaw waxuma ne nag dafa clean parce que. jàppewu ma ko yàlla jàppewu ma ko yónnante mais dama ko jàpp ne dafa bokk ci rare sénégalais yi nga xamante ni dañoo jub te dëggu tey dëggal. parce que boo xoolee ci livre bu ko neexoon mu wax ci parcours am bi nga xamante ni parce que parcours scolaire la pour nit ñi xam ne waa ji kat ku jàng xam-xam bu bëri la parce que rare na tey nga introduire sénégalais yi ne ko waa ji la nag lan la jàng à part li mu nekkoon ASECNA après mu nekk ARTP dinañ xam ne ci secteur ingénierie ak télécommunication la nekkoon mais est-ce que xam nañu fan la jaar ba yegg si foofu. ak yenn diplôme la am ak yooyu yëpp diplôme la am loolu lu rare la donc nit la mu nga xamante ni je pense mosul def focus tellement ci jaay boppam mais ci ay actam ñoom ñoo koy jaay te loolu ñun mu bokkaloon classe ak ñooñu man mos naa gis duut kenn mbay mi nga xam ne bokk na moom ak moom classe mu def témoignage si Thierno te gëw ma ni duut kenn dina am ñàkk fayda gu toll ni wax lu nekkul ci Thierno te mu bëgg ko rek wax pour Sénégal nga xam kan mooy. fi ñuy jeexalee rek mooy dañu dellu siwaat si téere bi benn foo xamante ne ñëpp dañoo jàpp ne scandale la mais mu am yeneen xam-xam ñu gis ne tamit foofu scandale nekku fa. mooy bu ñu contrat yi ñu jox Total. te mu waral sax mu bàyyi ñu Total jël 5e position ñu bàyyi fi 1 2 3 4 jox ko. bon xam nga nee nañ parfois nag état day am lu nekk ci ginnaaw loo xam ne kenn mënu koo xam. waaw léegi loolu nekk ci ginnaaw mu mën na ko bañ a xam. waaw léegi ñu ne loolu. bon damay cité El Hadj Kassé laaj naa ko mu ne loolu scandale def nañ fi mu ak moom interview mu wax ko. si scandale non El Hadj Kassé ci droit am wala ci devoir am rek la nekk parce que bu dee da ngay xelal président de la République surtout ci communication yow nga nekk un spécialiste de la communication mënu wax lenn lu nga xamante ni même boo gisoon gars yi wax ci moom lu garaaw loolu li ngay def rek mooy. da ngay amortir bal bi ba nga xamante ni day woyof ba nit ñi duñu gis scandale xam nga bu la taxawee na la gisuma sa scandale waa ji nga xamante ni livre ko def naa kon livre bi amul benn scandale mais scandale mënul weesu nga bàyyi fi premier deuxième troisième quatrième dem jël avandaare jox ko mbir yi nag. mais bu fekkee 5e da leen doon compal de temps en temps comme ni ko président loolu tamit 5e fu mu la compalee premier deuxième troisième quatrième ñi nga xamante ni dañu seex ak yow liggéey war nañ laa mën a compal te et puis suñu réew mi waruñu toll foo xamante ni dañuy nangu nag dem ba lii ñuy yore suñu réew mi muy nekk ay comp total donc suñu demee ba toll foofu mooy que ni ñun mosuñoo xalaat nekk réew mu indépendant parce que bu dee ci noonu la ñu war a continuer di dem pour ñu fay salaire yi pour ñu fay yenn factures yi pour ñu am yenn carburant yi il faut que ni Total benn entreprise privée française moom war a jël benn mbir compal ñu pour ñun ñu doxal suñu gouvernement loolu dafa waroon ruslu bu doon léegi nag sax mën nañ ko nangu ne c'est une entreprise sénégalaise bu nga xamante ni de temps en temps muy compal Sénégal pour Sénégal avancer mu jël 5e ñu ne non comme ñeneen ñi bokkuñu Sénégal nañu jël 5e bi nga xamante ni donte bokk na avant d'arrêt te mu nekk Sénégal ñu jox ko li nga xamante ni sénégalais yëpp ñoo ko ci bokk su ko defee boobu nit ñi mën nañu lamlaamee ne am na lu nekk ci ginnaaw te mën na acceptable mais Total lu mu mënti jël da koy yóbbu France loolu moom lu leer
bëggoon nañ duggaat seeneen point comme ni nga ko waxee sànq terrain ARTP yi fii ak yooyu xajoon na ci. mais xam naa du xaj ci débat parce que livre bi 487 pages la ah. du loo xamante ne mën nañ ci waxtaanee au bout de 25 minutes wala 30 minutes. xam naa dama lay bàyyi rek loo xamante ne bëggoon nga koy évoquer te évoquer ko nga tëjaale ko. peut-être sinon dañuy wax ne ñu ni tamit dañuy def ni gaa yëpp wax ci pétrole bi rek. ci livre bi wax ni ñi nga xamante ni jotaguñu lire livre bi. bon jot na pour ñu xam li ci nekk pour man livre bu ñu mënti génne ci réew mi mu mënti doon lire ko benn yoon moo gën di dégg nit ñi di ci wax 1000 fois ay junni yoon donc livre bi comme ni nga ko waxee wax na ci ni nga xamante ni moom la rencontré Macky Sall. ni nga xamante ak na gars yi naroon caxate suufu aéroport ak taxawaay ba mu ci amoon ak engagement ba ci Macky Sall amoon ba mu jàppoon ne kii mooy nit ki nga xamante ni mun na am changement bi ñu bokkoon gis-gis bi nañu àndee ba mu jaaree ARTP la mu fa def ba mu jaaree ci fi nga xamante ni mooy ministère du transport ak yooyu la mu fa def ak contrat yi nga xamante ni moom moo nekk ci autoroute beek yeneen affaires yi bi mu nekkee ministère de l'énergie également lampadaires yi nga xamante ni ñu ngi koy gis un peu en Dakar contrat yi na mu demee naka la ñu def ba nga xamante ni nationalistes yi jëluñu ko et cetera donc yooyu yëpp mu ngi ci livre bi wax na ci te ci Abdoulaye Wade la commencé di ñëw sax ci Abdoulaye Wade la commencé donc ba ci Macky Sall parfois gars yi dañuy wax ne oui dafa songu rek gouvernement Macky Sall mais ñu jàpp ne du gouvernement Macky Sall bi rek la commencé parce que commencé na ci Abdoulaye Wade ko continuer ba yegg fii parce que bu ñu fàttali ne am na ay jamono facture téléphone pour nga woote woon Gambie dafa métti woon parce que ñu ngi nekkoon ci ay question de appel entrant man jamono jooju maa ngi koy rappelé bu baax parce que boobu Sonatel la ma fekkoon ma fay liggéey donc chaque jeudi chaque mercredi dinañ doon def grève yi nga xamante ni syndicaliste Sonatel yi dañu waxoon ne non suñu ko defee Sénégal mooy ki nga xamante ni moo ci perte consommateur sénégalais bi dafa sonnoon moodu bi pour mu woo waa këram dafa sonnoon te loolu yëpp ay dil la yu nga xamante ni mu ngi ko feeñal ci livre bi moom mu ngi ci xam dara bi mu jaaree ARTP donc lu mat a xool la bu jógee foofu également indi na ay détails yu bëri ci élection locale yi nga xamante ni moom participé na ko à Thiès donc loolu mbir la yu nga xamante ni aussi nit ñi mën na jar na ñu xam ko wax na ci livre bi lu nga xamante ni je pense que ni boo ko commencé lire di nga am envie sax tuuti bëgg a xam bu ma jógee ci pàcc bi ban pàcc yi laay dem lan la ci wax et cetera. puis mu am benn suite logique bu mu ko tegee depuis commencement bi c'est vrai ñu koy jaajëfal encore une fois Aliou Top mu jàngatal ñu téere bu baax a baax xam naa sax am na pàcc yoo xamante ne du ñàkk dinañ teewaat gën a ñëwaat faram fàcceel ko askan wi parce que ñu bëri côté pétrole bi rek la ñuy yem te li mu évoqué bëri na coow am na coowal suuf si yi nga xamante ne ñëpp la interpellé digganteem ak Farba Senghor bu mu nekk représentant ASECNA fii ci Sénégal donc bëri na ay révélation yoo xam ne mi ngi ci livre bi bon bu ngeen ko liiree nag di ngeen ci xam dara moo gën ñu bëri di ci wax te xamuñ ci dara xam nga taskatu xibaar moom li la war mooy bu livre njëkkee génn rek li nga war a njëkk a def mooy dem jànge ji ko boo ko jàngul nga mën a def tout ba xam koo xamante ne jàng na ko sax mu expliquer la au moins nga doog cee mën a prononcé wu loolu mooy honnêteté intellectuelle ñu leen di jaajëfal ci ànd bi ngeen a àndoon ak ñun seen invité de la rédaction ñuy jaajëfal encore une fois Aliou Top di jaajëfal Dóor waar mi jàpp ci technique ba mu yemb jàngeen jëf ba beneen yoon incha allah